mbokk yi jërë ngeen jëf ci seen kóolute ci seen télévision régionale di prestige xibaar yi ci bésub talaata gi yemoo ko fukki fan ak ñaar ci weerub avril ci atum 2022 la ca gën a fës nekk rek ñàkk jubóo bu dox ci diggante cheminot syndicaliste yi nekk ci chemin de fer ak seen kilifa di directeur général TBF Dakar Banco Ferroviaire ba tax na nag ñooñee di syndicaliste démbu de ñu nga doon amal rek ab jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi ngir daal dellusiwaat ci jafe-jafe yi nga xam ne seen kërub liggéeykaay boobe mu ngi koy jànkonteel jamono yi. Thiès daal dina amal ab ndaje tey ci suba fële ca gouvernance bu Thiès ab comité régional de développement ñu doon ko samp rek la ko waral mooy fexe ba def installation maanaam samp comité technique régional ñeel wàllub PROMED dinañ ci delluwaat ci biir xibaar yi. jamono yi nag fii ci Thiès nekk agent de sécurité nekkul lu yomb lool la ko waral ñoom de dañuy faral di am jafe-jafe yu metti ca la nga xam ne moo jëm ci seen wàllub liggéey. am na kenn ku bokk ci liggéey ci agent de sécurité yooyee daal dina indi nag leeral ci ni ni mel di ngeen ko déglu ci biir xibaar yi. la nga xam ne moo tukkee ca bitim réew ak wàllub tàggat yaram moo fas yéene ndarkeppe xabaar yi ci seen télévision régionale di prestige mbokk yi ñuy rafetlu seen kóolute su ne saa ñu daal di xuus yaatal. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu mbokk yi jërë ngeen jëf rawatina yi ñi nga xam ne yéen a nekk ca bitim réew ngeen ñuy seytaan ci réseau bi ñuy wax IPTV waaye it am nañu taamu suñu plateforme yi ci mel ni page Facebook live site d'information www.prestigethies.com ak page YouTube bu prestige doore xibaar yi ca la nga xam ne moo yitteel mbas mi di coronavirus waa ministère de la santé et de l'action sociale xamle nañ nag ci bésub talaata gi fukki fan ak ñaar ci weerub avril ci atum 2022 tolluwaayu mbas mi ñoom de wax nañ ne lu tolloo ko juróomi junni ak juróom fukk ak juróom ñaar ci ay test def nañ ko test yooyee nag gis nañ ne daal lépp négatif kenn amu ca feebar bi di coronavirus waaye juróomi nit ña nga xam ne ñu nga nekkoon ca hôpitaux ya daal dina wër yenu seen bagage woon hôpitaux ya ginnaaw dellu seen kër tey jii ci talaata gi kenn nekkul jamono yi ca sauvetage waaye it ci bésub altine gi démb yemoon ak fukki fan ak benn ci weeru avril ci atum 2022 kenn ñàkkul bakkanam ña nga xam ne nag ñoom ñoo des ca hôpital ñuy saytu seen wérgu yaram ñooñe ñu ngay am feex bu baax a baax jamono yi. mbokk yi nag waxoon naa ko ci boppub xibaar yi la yitteel wàllub Promojet di projet bi nga xam ne mooy def taxaw te la nga xam ne moo yitteel wàllub mbalit yi niñ koy defee daal ba ñu di ko récupérer am anam yoo xam ne dañ koy daal di jëfandikoo. tey nag ci gouvernance bu Thiès amoon na nag comité régional de développement di CRD ñi nga xam ne nag ñoom ñooy service yi nga xam ne ñoo bokk ñu ni mel ak kilifa yi amaloon ndaje rek ngir jëmmal projet ngir jëmmal comité technique régional ñeel Promoged ginnaaw bu ñu amalee nag ndaje boobee ba noppi ki nga xam ne moom mooy Ibrahima Diagne di directeur général bu Promoged dellusiwaat na ana lan moo waral ndaje boobee ñu teewlu ko ci micro soxna Fatou Kiné Sey ak Doudou Dieye. comité technique régional bu concerné région de Thiès mu ñëw tolof donc si li déjà amoon muy installation comité pilotage projet mais aussi comité technique national projet bi donc fi ñu toll si wàllum doxalin bi dañoo bëgg effectivement échelle bu nekk mu am benn organe de coordination de gouvernance donc moo tax gouverneur de la région de Thiès bi nga xam ñoo ngi koy nuyu di ko sant di ko gërëm aussi tamit mu mettre en place tey le comité technique régional suñu jógee si lii dañ ànd ak communes yi pour que chaque commune mën a mettre en place aussi son comité technique local bi nga xam ni mooy dajale ñi nga xam ni ñooy yëngatu si biir communes yi parce que li ñu si bëgg mooy ku nekk mën a dugal sa loxo si liggéey bi. donc projet bi Promojet dafa essentiellement nekk projet infrastructure parce que comme ni nga xam ne fii Sénégal actuellement amuñu benn infrastructure aux normes donc mbalit yëpp dañ koy jàll rek si ay sën. moo tax état du Sénégal si njiitalu président de la République mu mobiliser ressource bu am solo lu toll 206 milliards pour investir si infrastructure mais infrastructure pour nga taxawal il faut nga am site
moo tax ñu solliciter les maires pour que maire bu nekk si sa pàcc nga mën a proposer ay sites yi nga xam foofu nañu mën a def infrastructure yu nekk lay doon donc en fonction de chaîne de valeur bi donc dina am infrastructure yoo xam si quartier yi lay nekk am infrastructure yoo xam day nekk à l'échelle communale am infrastructure yoo xam day nekk à l'échelle départementale am na ay infrastructure yoo xam day nekk à l'échelle régionale donc Thiès dina am 76 infrastructures yu ñu fa war a taxawal donc loolu yëpp mu nekk si lu toll ak téeméeri milliards de francs CFA bi nga xam ni que projet dina ko def fii si région de Thiès. donc tey taxawal nañ comité technique régional mais en plus comité technique régional bi dañ créé si biir ay groupe de travail parce que comité technique bi yaatu na ba nga xam mën ñu réunir tout le temps ñaar yoon nañu réunir par at mais si diggante ñaari réunion groupe de travail dañ liggéey donc ñoom ñooy def réflexion bi ñoom ñooy xalaat ñooy tënk ñooy proposer ñu taxawal ñeenti groupe de travail bi si jiitu day liggéey si wàllum foncier donc xam ngeen ki 76 infrastructures fu ñu koy tabax ça veut dire que le besoin foncier dafa yaatu. des nag ci CRD boobee ki nga xam ne nag moom mooy maire commune bu Morolan nekk ci département bu Tivaouane moom it teewoon na ndaje boobee ba mu jëlee kàddu xamle na ne daal commune am ca ba muy teel la soog a jublu ci ni ni mel ba ñaan daal ñu jàppale leen ca la nga xam ne moom mooy yoon bu ñu jël ngir seetal seen dëkk boobee ngir askan ba daal di nekk ci jàmm mucc ca la nga xam ne ay feebar la ak ni ni mel. Yves Lamine Ciss mooy maire bu Morolan ci micro Fatou Kiné Sey ak Doudou Thiey. waaw ñu ngi sant yàlla mais gërëm gouverneur u Thiès mi xam ni daf ñu woo fii tey ndaje pour benn programme bu xam ni dañ ko lancé woon te Mbëbës man mii sax demoon naa fa mais programme boobu dañu ñëwoon tey pour taxawal kuréel bu koy saytu biir région de Thiès. loolu lu rëy la te gis nañu ni département yi ñëw nañu mais surtout maire yi ñëw nañu ak doole kon vraiment loolu dafa tekki nii. wàllu mbalit dafa soxal maire yi donc ñu ngi ñaan yàlla di aussi féliciter président Macky Sall pour que projet bi réussir ndax président Macky Sall moo initié programme bi ñu am yaakaar ni Sénégal bu ñu nekk nii dëkk booy dem li lay teertu mooy mbalit mi ñu ñaan yàlla vraiment programme bi indi lu bees maanaam boo duggee ci dëkk léegi vraiment mu bañ a am mbalit te dëkk bi set wicc defe naa nit yi sax ñu ngi def effort di setal seen kër yi di setal mbedd yi waaye lii des mooy setal lii wër dëkk yi en général bu ñu setalee kër yi ba pare ñu setal mbedd yi dañ koy sànni ci biir gannaaw kër yi te loolu day indi jafe-jafe bu rëy ci wàllu set parce que bu dee kër yi set na gannaaw kër yi setul maanaam mu ngi kër yi setul kon ñu ñaan yàlla en tout cas programme bu ñu fi lancé tey yàlla def en tout cas ñu am résultat yi gën maanaam mooy Sénégal nekk dëkk bu set comme ni ko président Macky Sall. waaw lii dina amal njëriñ Morolan trop parce que Morolan déjà jëloon na ay initiative ci côté boobu Morolan amoon nañu benn projet ak balaa sax GIZ di ñëw daan nañu jënd chaque année ay râteau ay en tout cas matériel yoo xam ni pour jàppale jigéen ñi ak ndaw yi pour nettoyer dëkk bi daan nañu ko def at bu jot. GIZ ñëw gën ñu jàppale mu taxawal ñu vraiment ñu fexe ba créer benn unité de gestion des ordures ménagères maanaam kuréelu ndaw yoo xam ni. dañ ko taxawal pour ñoom ñuy setal dëkk bi. mbokk yi wax naa ko ci boppub xibaar yi jamono yi nag nekk agent de sécurité fii ci Thiès dañuy yombul lool métti na lool ndax la ko waral mooy ñooñee dañuy faral di am jafe-jafe ñeel nag ca la jëm ci seen wàllub droit ak na nga xam ne ñu ngi leen koy yore ca la nga xam ne moo yitteel agent de sécurité yooyee. ba tax na nag ñenn ci ñoom mer bu fut ki nga xam ne mooy Ali Diop daal di dellu siwaat rek ci jafe-jafe yi nga xam ne vigile yi ñu ngi koy faral di jànkonteel ci Thiès ci bërëb yi nga xam ne fa la ñuy liggéeyee ñu teewlu ko ci micro Aline Diarra ak Doudou Dieye. man dama am injustice bu dal sama kaw ndax biñ may arrêté dañ maa ne carrément yow amoo droit ma ne ko sëñ bi xoolaatal li ngay def. ndax man nit laa citoyen laa du ma Gambien du sénégalais laa léegi man balaa nga may arrêté da nga may wax condition yi may arrêté loo mu ne ma noonu sa place daal joxe nañ ko ma yóbbu leen inspection travail convoqué leen ñoom ñu war a ñëw mais instant boobu jour boobu ñëwuñ si lendemain bi biñ ñëwee ba ñu gisee ba ñu waxtaan ak ñoom inspection travail expliqué na leen carrément yéen nekku leen en règle ndax code du travail li mu wax bu leen seen ko joxee dañ ko war a jox kii mais ñoom carrément
ñoom expliqué na ñoom ba ñu fay ma ñoom samay droit mais ba léegi agence boobu muy continuer di fonctionner ci biir dëkk bi léegi nag inspection travail li ko wër yëpp ay agence rek a fa nekk mais agence yooyu ñu ngi monter ci ay service ay naar mais dinañ xëy suba ba ngoon jot duñu lekk duñu naan te ku leen may xaas ñu gis ko dañ lay naan da ngay ñaan xaas après dañ lay dàq dañuy téye daal comme ay jaam ñun libruñ depuis ñun bi ñu nekkee ay nit ba léegi ñun ci suñu réew sax mënuñ see am jàmm. diggante Dakar Bamako ferroviaire ak syndicaliste fa nekk ñoom de daa mel ni nag seen diggante taxatul mu ratax lool la ko waral syndicaliste daal démb ci altine gi ñu nga génne woon ca bërëb liggéeykaay ya doon dellu siwaat ci jafe-jafe yi nga xam ne dañ koy faral di am ca seen kërub liggéeykaay boobee dellu siwaat nag ŋàññ lool doxalin ba nga xam ne seen directeur général di Kibili Touré mu ngi koy doxalee la nga xam ne mooy Dakar Bamako ferroviaire syndicaliste yooyu nag mer ba fuutu jàkkaarloog taskatu xabaar yi yëkkati ay kàddu ngir askan bi déglu leen ñu teewlu ci ki nga xam ne mooy Babacar Gaye seen porte parole ci micro soxna Mame Biram Cissé Gueye ak Cheikh Fall. tey danoo daje pour la jébbal président de la république ñaari demande bi ci njëkk mooy mu saytul ñu yorinu Dakar Bamako ferroviaire bi nga xam ni dëppoowul ak yoon ci ay tappale rek la sosu bin fi nekkee ba léegi ak problème yi ñuy jànkonteel ki fi ne muy administrateur Kibili Touré lu ko neex lay def il se permet même jël ay retraités yoo xam ni jeexal nañ amuñu benn njëriñ ci entreprise bi di leen fay ay salaires yoo xam ni ëpp na million kenn ku ci ne ci xaalisu Sénégal alors que pendant ce temps liggéeykat yaa ngi jànkonteeg problème yu jafe yu metti ba pare mënu ci résoudre lu dul jël benn groupe personne boo 15 personnes syndicat 15 personnes yaakaar ni ñoom lay utiliser pour semer la confusion te loolu day dakk ñun ñi nga xam ni ñoo ëpp ci liggéeykat yi moo ñu tax a dajaloo ñu xam ni konteetuñu ci secrétaire général konteetuñu ci kenn képp koo xam ni dëgg la tax a jóg ak souffrance bii ñuy dund muy tant que amuñu ci réponse bu leer li nu bëgg daal mooy li nu nekkee ñaari at ba nu abrogé Dakar Bamako ferroviaire ba léegi dakk ça veut dire que ni état wax ñu maintenant lan la namm ci liggéey. syndicat bi ëpp doole ci chemin de fer muy SITRAI moo ngi ci xeex bi. même bu fekkee ni njiit li nekku fi tey mais cheminots yi ñoo taxawatul xaar liggéeykat yi fi ne bokk nañ ci ñetti syndicat yépp ak ñoo xam ne bokkuñu ci benn syndicat ñoo dajaloo ñoom daan ni souffrance bi dafay dakk mooy que il faut état gindi ñu lu du wax ñu fi nga xam ne fa lañ jëm su fekkee ni li fi ne ñun ñëpp xam na ni saxaar du teel a dawaat ñu toog waxtaan ba trouver benn entente. ñu nekk nag jamono yi mbokk yi ci shahrub ramadan weeru koor ki nga xam ne nag mooy professeur Ibrahima Faye at bu jot muy amal la ñuy wax caravane ramadan ren ji mooy fukk ak juróom-ñeenteelu édition maanaam 19e édition mu doon ko lancé nag ci bés yi weesu ci Thiès caravane ramadan boobee nag la ko tax a jóg mooy dem ci quartier yi rawatina ci jàkk yi wala jumaa yi di fa amal ay waxtaan delloosiwaat way ngëm yi ca la nga xam ne moom mooy njàngaleeb suñu borom mu nekk nag loolu loo xam ne lu am solo la ki nga xam ne nag mooy Assane Faye yore bokk ci ñi nga xam ne ñoo yore wàllu organisation bi dellusiwaat na ana lan moo tax professeur Ibrahima Faye jëmmal ni ni mel ñu teewlu ko ci micro Moussa Mbaye. ñu koy tënkee rek mooy caravane bi comme niñ ko baaxoo di defee at bu jot mooy daanaka tey jii lañ ko tàmbalee muy lancement bi waaye ci journée de prière ñu doon ñaanal ñi nga xam ne ñooy woy dawlu yi ñi nga xam ne ñoom ñoo fi bàyyeekoo di ko def waaye comme niñ ko baaxoo di defee at bu jot ren jii di 19e édition bi professeur Ibrahima Faye day def ay tournées religieuses yoo xam ne da koy def ci localité yu bëree bëri ak ci gox-goxaan yeeg yi nga xam ni daanaka yu sori la yoo xam ne day dem dafa def ay waxtaan yoo xam ni waxtaanu diine la di fàttali nit ñi tamit seen diggante ak seen borom ak ci weer wi nga xam ne mooy weer wu tëdd bi di weeru shahru ramadan al mubarak noonu ñu koy defee tamit noonu lañ koy defee ajuma jot ci jumaa yi ak ci jàkka yi
daanaka ci tënk rek loolu rek moo doon solo su kii bi nu mu tuddati bés bi. bii mooy 19e édition bi ñun ñu koy def fii ci Thiès quartier Normandie daa jërë ngeen jëf leen sant bu baax. mbokk yi nag ñu daal di àddu ci la nga xam ne moo yitteel biir réew mi di actualité nationale douane Sénégal def jaloore jàpp nag koppar bu bëri ñeel wàllu faux billets ci diggante Ndakaaru Thiès ak Louga loolu moo gën a fës ci xibaar yi nga xam ne moo yitteel biir réew mi ñu ànd ci Aji Aram Seck. ñu tombalee xibaar biir réew mi ci li jëm ci xeex wàllum faux billets douanier yi daal dinañ amal ay opération ci lu jëm ci xeex yooyu la xeetu ñaawteef ci région yu Thiès Louga ak Dakar lu ni mel na tax na ba ñu teg loxo lu tolloog 1 milliard ak ñetti téeméer ak juróom-ñetti millions francs CFA ci ay faux billets waaye itam teg loxo ci lu ëpp fukk ci yooyu la defkatu ñaawteef. bu ñu jugee ci loolu wax ci wàllum pétrole ministre Abdoulaye Daouda Diallo xamle na démb ci wàllum pétrole bi Sénégal bokk ak Mauritanie dinañ ci am ci wàllum impôt ak taxe waaye itam ci wàllum Petrosen bi dinañ ci am lu tolloo fukk ak ñeenti ay junni ci ay milliards loolu daal yaakaar nañ ko ci am bés bu ñu commencé exploiter yooyu les gisements. ñu jeexalee xibaar biir réew mi gannaaw Vladimir Poutine jiitu réew mi Macky Sall daal dinay sekk waxtaan ak Zelensky ngir ñu wax ci coow li dox ci diggante Russie ak Ukraine. njiitu réew mi Macky Sall mu ngi xamle ni jot nañoo waxtaan ci njeexital boobulee guerre bu am ci koom-koom àdduna wërngal gëpp waaye itam jiital waxtaan ngir mën a saafaraal boobule jafe-jafe njiitu réew bi Ukraine daal dinay xamal Macky Sall bëgg-bëggam ngir amal ab communication ak Union africaine loolu la fi wàccoon ci xibaar biir. bakk boobee nag mbokk yi di firndeel la nga xam ne moo yitteel wàllub bitim réew seen télévision régionale du prestige di topp la nga xam ne moo xew ca yeneen réew ya yata gën a fës ci bésub talaata gi mooy de ab congub terroriste boo xam ne nit ñu bëri ñàkk nañ seen bakkan mu nga amee nag ca bëj gànnaar jàpp bëj soowub dëkk bii di Bénin la yitteel wàllub bitim réew ñu ànd ci soxna Ramatoulaye Cissé. ñu tàmbali xibaari bitim réew yi ak cour de cassation bu république démocratique bu Congo bi daal di annulé démb ci altine gi arrêt bu cour d'appel bi nga xamante ne moo condamné woon ci lu tollook fukki at ak ñett kaso ki nga xamante ne moo détourné woon ay fonds publics di Vital Kamerhe nekkoon ancien directeur de cabinet bu président Félix Tshisekedi dossier yi nag dañ ko renvoyé ci yeneen juge yu bees ndax cour ba dafa jàpp ne juge ba dafa daal di amaloon ay njuuj njaaj ci défense monsieur Kamerhe. réewum Bénin daal dina amaat démb ci altine gi ab attaque terroriste bu méttee métti foofee ca bëj ci gànnaaru réew ma bilan ba nag diis na lool ndax juróomi soldat yu force de défense nationale daal dinañ ci génn àdduna benn soldat daal dina am ay gaañu yu metti attaque boobee nag ñoo ngi ko amalee ci ab engin explosif improvisé mu nekk attaque boo xamante ne dafa àndaaleek ab embuscade ci xibaar yi nga xamante ne moom lañ jotagum. jeexale xibaari bitim réew yi ak présidentielle yi nga xamante ne ñoo ngi am foofee ca France Emmanuel Macron daal dina gërëm bu baax a baax Nicolas Sarkozy mi nga xamante ne dafa xam ne daf koy daal di jàppale ci second tour bi nga xamante ne moom la ñuy amal ancien premier ministre ba tamit di Lionel Jospin dina ko tamit jàppale ci second tour bi nga xamante ne moo ngi war a am ci 24 avril mbokk yi tey lii moo nekkoon seeni xibaaru bitim réew. mbokk yi nag ñu daal di xuus ca la nga xam ne moo yitteel wàllub tàggat yaram la nga xam ne moo yitteel wàllub Ballon d'Or de France Football di ko organisé ci atum 2022 de ñeent ña nga xam ne ñoom la ñu tànn ne war nañu bokk ci ñu gën a ràññeeku ngir bokk ci ñu mel doomu Sénégal bi di Sadio Mané di attaquant nekk ca équipe bu Liverpool ca Angleterre bokk na ci tànneef boobu la gën a fës ca la yitteel wàllub tàggat yaram Aïssata Sow.
xibaaru tàggat yaram yi dañu koy tàmbalee ak équipe nationale yu góor yi jëm ci U17 ak U20 yi nga xam ni dinañu amal seen tournoi jëm ci qualification boobu la Coupe d'Afrique des Nations ci seen catégorie fële ca Cap-Vert ak ca Mauritanie bu ñu sukkandikoo ci directeur bu yor wàllum compétition ci zone A. Cap-Vert nag boo moywul moom moo nar a dalal ci weerub juin boobu la tournoi zonal jëm ci ñoom ndaw yooyu le ci qualification Coupe d'Afrique des Nations loola nag Abdoulaye Cissé moo ko xamle moom mi la sax mi ngi wax ni date précise jëm ci yooyu le tournoi dinañ ko communiquer gannaaw ba ñu amalee ab mission settantal ca yooyu le réew. Zone Ouest A nag moom nga xam ne am na lu tolloo ko juróom ñeenti réew dina dal di amal rek tournoi jëm ci qualification ci U20 fële ca Mauritanie di kàddu ki nga xamante ni moom mooy responsable bu zone A. ñu wax ci Ligue 1 sénégalaise entraîneur bu Teungueth FC di Youssouf Dabo daal di nay weddi ci altine bile kaddu yi nga xamante ni juboon na ci wàllum presse bi di xamle ni rek moom dafa daal di teggi ndombal tànkam ca boobule club bu Rufisque loolee du dëgg te gisuma lu war a tax may bàyyi fu mu toll nii loolee nag di kaddu technicien bi ci ab entretien bi nga xamante ni amal na ko ci dimanche bile nag gannaaw défaite bi nga xamante ni Teungueth FC am na ko ci kanamu Njàmbur bu Louga ci ñaari bal ci benn. média yu Sénégal nag daal di xamle ni rek kile di Youssouf Dabo nekk champion bu Sénégal ak clubam daal dinay waxtaanee lu jëm ci wàllum teggi ndombol tànkam ak ñi lee nga xam ni ñoom ñooy ay joueur am. ñu jeexal xibaaru tàggat yaram bi ak Ballon d'Or France Football 2022 Karim Benzema Kevin De Bruyne Robert Lewandowski ak Sadio Mané ñoo nekk ñeenti football kat yi nga xamante ni ay favori la ñu jëm ci boobule Ballon d'Or France Football 2022 bu ñu sukkandikoo ci classement bu l'équipe boobule quotidien sportif bu français bi leen nag di xamle ni rek ay coppite yi nga xamante ni am na ci calendrier bi booy moywul rek ay coppite yi nga xamante ni am na ci calendrier yi boo moywul rek dina nekk ab intérêt ngir international sénégalais bi le di Sadio Mané. mbokk yi li moo nekkoon seen xibaaru tàggat yaram. gàcce ngalama Aïssata Sow mbokk yi foofee la xibaar yi buree ci seen télévision régionale du Prestige nekkoon xibaar yi ci bésub talaata gi yem ak fukki fan ak ñaar ci weeru avril ci atum 2022 bés bu yàlla sàkk mbokk yi ngeen bari lool di ñu seytaan ca bitim réew ci réseau bu ñuy wax IPTV am ñu tàmm suñu plateforme yi ci mel ni page Facebook live site d'information www.prestigethies.com ak page YouTube bu Prestige ngeen wóolu seen télévision régionale lool kóolutoo googee nag jor mbégte ci mboolem seen liggéeykatu télévision régionale bi lee mbokk yi jërë ngeen jëf ñu fanaan jàmm.